ko tënk muy mbirum orientation sexuelle et identité de genre gis nga duñu wax homosexuel dañuy wax orientation sexuelle et identité de genre muy loo xam ni nee nañ boole nañ ko actuellement nag ci li ñuy wax droit de l'homme muy àq ak yelleef doomu aadama ak lan li ñuy tuddee les libertés fondamentales nga xam ni loolu kenn ku ci ne dees na cee boyal sañ boobu ni imam bi sañee bu tisbaar jotee mu waaxu dugg ci jàkk ji jiite mbooloo bi noonu la góor jigéen bi war a sañe la mu bëgg ci day fray rek leneen ak leneen mu sañ ko ni ko keneen sañe ci biir réew mi yëpp ndax ñoom ci nit ñi lañ bokk te àq yelleef yi nit ñi am it ñoom am su ngeen xoolee def nañ ko ci boo ko defee li ci mujj ci document bi dañuy dañ ni quelles sont les obligations officielles des États en matière de droit des LGBT LGBT L bi mooy lesbienne mooy jigéenu jigéen buy sëy G bi mooy gay mooy góor góor buy sëy B bi mooy bisexuel mooy koo xam ne dana sëy góor sëy jigéen T bi mooy transsexuel wala transgenre mooy koo xam ni bi muy judd la mu doonoon soppi na ko doon leneen léegi nga xam ne bu dee góor la woon léegi yëg na ni dootul góor dafay dem ñu opéré ko mu jël ay hormones mu doon jigéen léegi wala safaan bi am léegi mu doonoon jigéen bi mu juddoo dem na ñu opéré ko mu jël ay hormones pour mu doon góor ba bëkki de maa ngi ci dégg benn témoignage benn Sénégalais bu nekk France nee na def na ko presque xam nga 25 ans su ma juddoo ci at yu mois mu ni dafa am takkoon benn tubaab foofu moo jur ñaari doomam yu mag ñu tàqali ko nee na rek soxna si woo ko ni ko sa doom bi daf la soxla am ñu bëgg a waxtaan mais nag passe ma ko téléphone ngeen mënu wax papa man bi ma juddoo góor ngeen gisoon waaye man jigéen laa nga xam ni daf cee jooy ba sonn daan mi ngi wut ak wàllu képp ko mën a jàppale ci ñaan ak xalaat daal ba doomam ji génn ci loxo bi ndax ak jullit laa te fi ne sama doom ji ñu léegi maanaam loolu mooy transsexuel am na sax xeneen yeneen xeet intersexuel am na queer am na yeneen ak yeneen ak yeneen moo tax ñu koy wax LGBTI+. léegi ñu ni li ci njëkk kon loolu lu ñu war a dépénaliser waaye nag dafa am taarix mi ngi tàmbalee d'abord ci 1990 bi OMS jëlee décision ni mbirum góor jigéen maanaam léegi doonatul feebar génn nañ ko ndax lu ko jiitu woon feebar ñu ko def damay jàppoon ne pour doon góor jigéen nan laa war a dem faj da ngaa feebar mais 90 la OMS décidé ni léegi loolu retiré nañ ko ci liste maladie feebar 1993 ñu daje Vienne plus de 7000 participants jóge ci àdduna sépp ñu xalaat ci droit de l'homme yooyu ak mbirum góor jigéen loolu document bi tamit la déclaration de Vienne mu ngi ci document bi am na luñ ci jukki pour nit ñi buñ ko parcourir mën a comprendre xëy na ku soxla texte intégral bi boo demee ci internet bi disponible na ci ndax ñoom li ñu def nëbbuñu ko fi mu nekk nii muy 1993 ñu dem ba 2005 am benn pétition boo xam ni waa IDAHO ñoo ko lancé Louis Georges Tine moom moo leen jiite muy une pétition internationale pour dépénaliser peut-être l'homosexualité bi ñu ko defee ba collecté seeni signature ñu déposé ko Nations Unies 2 ans lañ ci teg jëm ci 3e année bi 2008 France moo njëkk a def ay jéego jëm ci loolu déposé benn texte ànd ko ak Pays-Bas ñu déposé texte bi booba suñu mbokk mi Rama Yade moom moo nekkoon secrétaire d'État au droit de l'homme Rama Yade moom moo ko déposé woon fële ca France ànd ko ak Pays-Bas ñu déposé fa document boobu auprès des Nations Unies pour defar plaidoyer mbirum góor jigéen ñetti at lañ ci teg 2011 la première résolution des Nations Unies soog a génn la résolution de 2011 pour jëm ci mbirum góor jigéen yi may wax yëpp dama bëgg nit ñi comprendre ni mbir mi Nations Unies moo ko yanu léegi fi nekk nii du mbirum benn réew wala benn gox wala benn gox loolu alors bi ñu ko defee léegi résolution boobu génn Nations Unies nag daal ni dafa am juróomi warteef yoo xam ne war na ci état yëpp te juróom yooyu teggikuwul kenn ku ci nekk daf ko war a yanu war ko def muy ay ndigal su ko defee nag ndigal lu mag lu ci nekk am na ay pàccat ndigal ci suufam waaye juróom yooyu mooy lan mooy benn bi mooy ñu dox diggante góor jigéen ñi ak ñi nga xam ne dañoo bañ am góor jigéen gis nga cinq mesures yaa ngi mais jël nañ ko par détail
inspiré ko ci document boo xam ne document officiel la bu Nations Unies def muy les 5 obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT. La première, protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe. Maanaam nañ fexe ba aar jéeya wala jaay doole gi ñuy jaay doole góor jigéen ñi te ñi nga xam ne dañ leen a bañ jubluwuñu ne rek ñoo leen koy jaay loolu obligation la bu ñu teg ci état yi mooy première mesure. La seconde mesure muy prévenir la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant des LGBT. jëflante yi ñuy jëflante ak ñoom dañ jàpp ni dëppawul ak nité dafa doon lu soxor dafa doon loo xam ne lu suufe la jëme leen ko loolu tamit nañu ko gàttadu fekk ko ba dootul am loolu dañ ko teg ay obligation la ñu teg ci kaw état yi. Troisième bi mooy dépénaliser l'homosexualité ñetteelu ndigal bi Nations Unies joxe mooy dépénaliser l'homosexualité. ñeenteel bi mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Discrimination baat boobu nag jàppale parce que effectivement Sénégal jëfandikoowul baatu homosexualité mais document bi nga xam ne dinaa ci dikk léegi nii muy document officiel bu gouvernement bu Sénégal effectivement discrimination bi moom lay baat jëfandikoo ndax moo gën a subtil mooy ñeenteelu ndigal bi nii bi Nations Unies joxe interdire la discrimination mooy boddee mu doon am société boo xam ni kenn du boddi kenn ginnaaw duñ boddi imam daal bu kenn boddi góor jigéen bi ñëpp dañuy maase yi mooy ñeenteelu ndigal bi Nations Unies joxe. Juróomeel bi mooy respect de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique ni imam bi sañe ànd ak moroomi imaamam ay ima yi ñu toog waxtaan ba nos seen kuréel sëñ daara yi def ko ndaw ñi def ko ci seen ASC noonu la góor jigéen ñi sañe def seeni kuréel di ci yëngatu bi wala ci seen i li mooy juróomi recommandation phare yi nga xam ne moom Nations Unies jox su ko defee bala ma agsi ci biñ joxee ndigal yi suivi bi nga xam ne moo ciy am ma delluwaat tuuti ginnaaw ci ay bunt yoo xam ni dafa ubbeeku te nekk ci suñu charte fondamentale muy constitution boo xam ni sëñ Bassirou man wax dëgg yàlla am naa ci jafe-jafe constitution Sénégal bii man am naa ci jafe-jafe bu rëy a rëy loolu nag lu personnel te man reconnaître ma ko tey reconnaître ma ko te lii may wax ni bàyyi naa ci xel bu ma taxawee ci kanam sama borom. gis nga constitution bi boo xoolee muxaddima bi préambule bi boo yeggee ba ñu présenter le peuple sénégalais liñ ci njëkk a teg mooy le peuple sénégalais affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Déclaration des droits de l'homme boobu xam naa ni ay kilifa rek ñoo fi nekk ñuy yilif ay ndaw ñuy jàng ñoom xëy na moom xam nañ waaye ndax imam yi fi nekk nii mas ngeen gis déclaration boobu te yéen nañ yaakaar ci diine ji te déclaration boobu fi mu nekk nii mooy li ñu njëkk a adhéré ñun le peuple sénégalais te xamuñu sax déclaration bi am na déet xamuñu la nekk ci biir muy 17 articles xam naa ne kilifa yi ñoom seen taal ak ñoom danañ ko xam waaye cette déclaration là est-ce que xam ngeen fan la bàyyi ko ci biir loge maçonnique ku ñuy wax Gilbert Moutier de La Fayette moo ko bind